Benno Bokk Yaakaar local bu commune Fissel boo déggee Benno Bokk Yaakaar local bu commune Fissel mooy li doon force politique maanaam parti politique yi gën a significatif yi ëpp doole ak mouvement yi ëpp doole nga xam ne ay xale macha allah yoo xam ne ak i mag yàlla dénk na leen tuuti ci xam-xam ñu dëkk ci dëkk bi kenn mosu leen ci xamal dara lu ñaaw xanaa jàppale Fissel jàppale nit ñi waaye aussi engagé wu pour jëmale Sénégal kanam ñu jiite ko loolu mooy coalition Benno Bokk Yaakaar local. dama dégg léegi ngay xaw a provoqué xam nga journaliste yéen da ngeen a xaw a mën a tooñ tuuti nga di wax waali da ngeen ne no left behind voilà no one behind maanaam ne laisser personne de côté loolu dafa doon suñu bàkk parce que boo xoolee ñun suñu programme ak suñu politique yi ñu bëgg a tëral dañ ko wéer ci plan Sénégal émergent parce que ñun dañoo gëm ne élection locale du élection nationale élection locale enjeu local la amee maanaam mbiri dëkk bi la soxal commune Fissel ñaar fukki dëkk ak juróom-ñett la ak ay dëkk dëkkaan yu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent bu ñuy wax élection locale li leen soxal la li jokel sama rakk lim léegi maanaam jàppale nit ñi ñu am li ñuy wax service essentiel li nit di gën a soxla pour dundinam yéwén muy ndox muy assainissement muy courant muy l'école bërëbu tàggatukaay muy ay yoon yoo xam ne dina mën a tijji dëkk bi jëm ci côté Bawal wuti Touba tijji ko mu jëm nii jëm Dakar jëm Mbour waaye def ay xàll ak yoon yoo xam ne piste de protection lañ ko tuddee mu mën a jokkale dëkk dëkkaan yi fi mu ne bu tawee tey mbalam son doo fa mën a dem c'est à 11 kilomètres bu tawee tey doo mën a dem Ngooneem c'est à presque 11 kilomètres bu tawee tey doo mën a dem Mbulaxteen Seko doo mën a dem Jegeñaaw te foofu yëpp ay zone de production la ñun Fissel yàlla dañoo baaxee di loo xam ne peut-être communes yu bari amuñu ko boo xoolee bëj gànnaar ba jëm bëj Saalum am na vallée morte boo xam ne 17 kilomètres la boo wàqee tuuti ndox génn maanaam mbéyum noor mi dox na fi mais nit ñi dañuy béy duñ ko mën a génne yóbbu ko Dakar wala Mbour nga xam ne mu ngi développé aéroport baa ngi ñëw zone économique exclusive ak yeneen ak yeneen yu mel noonu ak dëkk bi ni mu lompoñe ni mu ñàkkee ku ko taxaw ni mu ñàkkee ku ko waxal ni mu ñàkkee ku ko xeexal moo tax ñu ne ñun mënatuñu seetaan lii mënatuñ ko seetaan dinañu jóg soppali doxalin yi parce que doxalin yi ba décentralisation amee ba léegi ëpp na juróom fukki at wala léegi mu jege ko waaye Fissel daanaka doo ko dégg ci lenn te fii la lépp commencé woon bala dara di am la première radio communautaire du Sénégal Fissel gii lañ ko sanc yeneen dëkk yi soog a am la première école du département de Mbour de la région de Thiès Fissel la dañuy wax 1898 mais 1892 boo demee archive fii lañ ko créé woon dafa doxul soog a ubbi 1898 Fissel fii la poste administratif bi nekkoon ba ñeneen ba Joal ba Bargny Fissel moo ko doon commandé waaw lu fi xew ci diggante bi ba Fissel bëgg a dellu ginnaaw te jiitu woon réforme boobu ñuy wax li indi décentralisation acte 1 bi ñuy wax 1972 acte 2 bi ñuy wax 1996 ak acte 3 bi ñuy wax 2013 loola Fissel gii la commencé 1973 le gouverneur Amadou Latir Ndiaye installé le premier sous-préfet du Sénégal Amadou Bokar Sy installé ko fii comme sous-préfet fi la réforme bi commencé parce que socialiste noonu lañ doon def dañuy def projet pilote di xool bu doxee ñuy dëgëral ba yaatal ko ba mu law ci Sénégal yëpp moo tax innovation yi yoo mës a dégg ci Sénégal Fissel gi lay commencé fi la ko nit ñi daan jàng see Fissel ñëpp naw ko boo déggee tur yi muy lu rëy mais li ñu gën a seetlu 2014 ba léegi dafa mel ne daal ñun nag na ma yàlla baal ci kàddu gi dañoo xaw a nasax di dellu ginnaaw gu tar goo xam ne bu ñu ci jàppul dañuy jaaxaan dootuñu mën a tey jóg moo tax nag ñu ne loolu duñu ko nangu Waly Coly dafay wax léegi nga koy laaj mu ne la tout sauf la maire
ça c'est pas quelque chose boo xam ne dañ koy wax noonu non maire bi fii la dëkk waa Fissel la waaye li ñu bëgg comme projet moom mënu ko porter ay compétence am capacité am ak aussi ay leadership am management am mayu ko mu jiite loolu waaye mu ngi ci biir dëkk bi ba léegi mu ngi ci ñun waaye nag boo defee manuloo da ngay randu bàyyi nit ñi nga xam ne nii mën nañ ko porter yor projet yi wax dëgg ñu taxawu Fissel fi ñu ko war a taxawoo parce que Fissel indépendance ba léegi mësuñu am ministre mësuñu am député mësuñu am ab directeur général mësuñu am haut conseiller économique et social mësuñu am un haut conseiller des collectivités territoriales mësuñu am sax PCA chef de cabinet de mas nañ ko fi am directeur de cabinet te Fissel xam-xam baa ngi fi xarañ gaa ngi fi ngor gaa ngi fi njàng maa ngi fi ak lépp li ñu tumranke mooy ku taxawal Fissel taxaw boo xam ne da ngay taxaw ci place mbub mi jot la sëkk nga mat ko sëkk am fula am fayda xam li nga war a xam ànd ak yar ànd ak tegin mën a wax ak waa Fissel mën a lonk muy ñëw nga mën a wax ak nguur gi ñu dégg la nga mën a wuti partenaire am ay réseau yow bokk pour mën a xëccali Fissel soxali ko loolu nag ci xale yii lañ ko mën a séntu ñi toog nii ci lañ ko mën a séntu ku ne mën nga yëkkati sa loxo wane ne Fissel day mësuñu ma fee tudd ci guerre mësuñu ma fee tudd ci détournement mësuñu ma fee tudd ci luubal xanaa kañ na ci sa liggéey muy Saint-Louis fële nga fay responsable PNA muy ci économie bi nga ciy opérateur économique bu mag macha allah wala nga ciy professeur boo xam ne ni certifié di jàngal xale yi di leen dimbali wala ngay expert en management public nekk ci ministère yi di dimbali Sénégal di liggéey ci nguur gi wala ngay leneen loolu lépp am na biir Fissel ñooña nag il faut ñu téye Fissel yéen waa Fissel il faut ngeen jox Fissel ñooñu loolu mooy dëgg jox leen ko joxewul leen ko ci politique joxewul leen ko da ngaa ñuul da ngaa xees waaye doy nga ñu am nañ ci yow yaakaar te yow boo jëlee aussi nga ànd ak ngor ànd ak diine ba yaakaar yi ñu amoon ci yow du yàqiku loolu mën naa nekk. président de la république na xool dinañ ko defar short liste yónnee ko comme noonu la dëkk bi doxee parce que ñun dañoo gëm ne décentralisation doo ko def élection mbubb aw yet di xeex ak nguur déedéet kon sa yëf du dox da ngay jox loxo nguur gi da ngay wuti partenaire da ngay xarañ sàmm li fi nekk mën a jox nguur gi loxo mu mën la dégg nga dem pour régler sa problème wute naa ak élection nationale. coalition bi ni ko sama rakk waxee léegi APR a ngi ci macha allah parce que APR aussi mooy le premier parti de la coalition Benno Bokk Yaakaar national réew maa ngi ci ay mouvement ñu ngi ci biir AFP bu Moustapha Niasse mu ngi ci RDR Yeesal bu Modou Diagne Fada mu ngi ci ay mouvement citoyen ak des mouvements politiques ak des personnes ressources ñu ngi ci biir coalition boobu ñooñu ñooy dagaan baatu askan wi wax leen ne na ngeen xool bu baax mag ñi seen wàllu wéy na parti socialiste ñoo génne seen bopp ay mag a ko yor mag dafa war a dajale di boole ba élection yi desee ñetti weer ci lañ waroon a woote woo président Antoine woote Alaaji Koor Sarr suñu mag woote ne élection yi kat lii ñëw avenir u Fissel la nañu xool nu mu rafete mag ñi yor nañ xam-xam mag ñi am nañ expérience ñu tette xale yi nekk ci seen ginnaaw parce que boo nekkee ba sa doom sol sa dàll mu jot ko sëkk say rekk xam li nga xam am yar bi ñu war a am da nga leen war a gunge tette leen jiital leen wax leen askan wi ne leen ñii kat na ngeen leen jox dëkk bi ñoom ñu ne ci suñu ginnaaw di ñu puus di ñu xeel di ñu jox ay conseil waaye defuñu loolu dañoo toog dem mu ngi mel ne borom kër gu am kër gu mag ay soxna yu bari ne ci ak ay doom ak ay xaw yow nga jël xaw bu ndaw nekk foofa di fa lijjanti naan dañoo war a dem xam nga ne élection muy local muy national benn parti kese mënu koo gañe demal sa bopp ku ne day am loo bàyyi ñu jiital intérêt dëkk bi jiital ndaw yi parce que loolu moo nekk Fissel bu doon téeméeri nit tey
juróom-ñett fukki yi ak ñeent ay ndaw lañu ak ay mag yu digg doomu ñi am juróom benn fukki at ak lu ko ëpp juróom-ñaar lañ ciy doon kon bu doon wot bi noonu lay demee rek dinañ de yóbbu mag ñi fële waaye du noonu mag dafa baax cim réew li tubaab di wax renouvellement générationnel waaye aussi dialogue générationnel pour dëkk bi dox ay mag a ngi ci biir ay xale ngi ci biir ay jigéen a ngi ci biir ay sëriñ a ngi ci biir ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi ci ñun ñëpp ñooy ànd doon aw say am benn programme ku ne am loo téye am foo féete ñu dimbali askan wi jàppale askan wi ba Fissel mel ni commune yi ñu wër bu ko tànnee am na ci liberté bu ko tànnee ñun ñii tey dajale fukki million ak juróom ci biir Fissel bu ñu xëyee dajale ko wut def suñu coalition non partisane dem ci élection yi te bu ñu demee ci élection yi dinañ ko remporter incha allah am nañu candidat am nañu sorte liste waaye loolu peut-être duñ ko présenter nii tey am nañu sorte liste boo xam ne dinañ ko jox ñaar wala ñett président mu tànn leen bu tànnul ci ñooñu parce que ñooñu mooy tànnee fu Fissel ñun dinañ jël suñu responsabilité ba mu mat sëkk parce que kenn duñu imposer diw nit déedéet da ngay déglu askan wi ñu ne la kii la ñu bëgg nga daal di dogal muy loolu parce que noonu la Sénégal di doxee mënuñu ko bañ boo demee tey ci réew yi gën a mag da ngay dégg maire yoo xam ne sans étiquette muy Allemagne maire bu ñu doon téeméer mën naa wax ne daanaka genn wàll ga c'est sans étiquette waaye suñu Sénégal démocratie bi moo màggagul nit ñi ay parti la ñuy xam du ñu xam ne docteur Waly mii mën na bañ a yor parti waaye boo ko dénkee mu yor bu doon ci 2 France yi tey lii waxatuñ ko élection yi c'était plié ñun ñii toog fii la ñuy jox Fissel waaye noonu la démocratie doxee day màgg peut-être dinañ yeggi foo xam ne nii président de la république wala responsable yu mag yi du ñu tëju rek ne Fissel day digu lañ fa bëgg mu nekk loolu moo tardel Sénégal ba téye ko di xaar bu ñu newul liste bi ñu ko jox ne kii la na ñëpp topp ci ginnaawam mun nañ ne Serigne Mansour Sarr la mën nañ ne Opa la mën nañ ne Roi Mad la mën nañ ne monsieur le maire le 2e adjoint la mën nañ ne Mamadou Ndiaye la mën nañ ne Alpha la mën nañ ne Jokel la mën nañ ne docteur Waly la mën nañ ne Abou Cissé la mën nañ ne Aliou Diouf la mais dinañ ko defal liste comme examen surtout liste ñaar mbaa ñett ne ko bu ñu sañoon de ñii nii nga jox leen mandature bi parce que ñun bugguñu contre état ci décentralisation xam na day indi jafe-jafe da ngay liggéey ak moom de façon responsable loolu mooy li nga xam ne moom la ñu tënk fii te bu ñu jotee réew mi yëkkati nañ suñu loxo waat ne dañuy def charte de gestion et de gouvernance démocratique dinañu dem société civile ñu jàppale ñu ay ñoom forum civil ak Africa Jom ñëw defal nañu charte ñu ne ku jiitu di nga moytu li fi daan am ñu fal la nga toñ la ba nga yegg ca kaw nga weq comme niñ ko defee ñi nga xam ne ñoom nga àndaloon ñu jox la nga beru yi ak say nit ak say ñoñ di def ak a dindi kenn du ci xam dara looloo fi jeex li xale yi wax li fi am mooy da ngay signé engagé wu bu doon waat ngay catholique di nga ko def ci bible def ko ci alxuraan ne su ma jiitoo capitaine d'équipe laay doon ànd ak nit ñi nga xam ne nii ñoo nekk nii mobiliser waa Fissel mag ñi nekk ci suñu ginnaaw mobiliser jigéen ñi mobiliser xale yi mobiliser diaspora jóg liggéeyal Fissel doo doon buur da ngay doon koo xam ne ki yaay jaamu soxla nit ñi yaay jaamu seeni soxla doon un capitaine d'équipe un entraîneur léeg-léeg nga def bloc bas léeg-léeg nga def bloc haut di xeexal Fissel su ko defee match boo song di nga ko gañe incha allahu rabbi loolu daal la ñu amoon lu ñuy wax mu gàtt mu néew loolu la